mbokk yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci seen ñeenteelu pàcc di pàcc bu mujj bu magazine d'information la mi-journée ñu koy dooree rek comme niñ ko waxee woon sànq ak dossier bu xoxandong dossier buy wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne wàllum wërgu yaram mu ngi koy jànkonteel ñu teewlu bi lépp dossier ñu ñëwaat ci plateau bi. ñi liggéeyee kër docteur te bootu ci kuréel bi ñuy duppee cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale ay weer a ngi nii ñuy amal ay yëngu-yëngal ngir ñaawlu jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci seen liggéey jamono jile sax ñu ngi toll ci seen ñaareelu plan d'action Cheikh Seck mi njiital kuréel gi yëkkati ay kàddu ni doxalinu kilifa yi fare ci nguur gi ñoo gën a yokk seeni secteur ay jafe-jafe ndaxte ñoom ñile dañuy tàbb ci hôpitaux yi seeni jege ñaale yi nga xamante ni amuñu benn xam-xam ci wàllum santé. nga xam ne dafa war a faj heure bu mu war ko fekk ci ay malaadam war leen a faj bu demee ba bàyyi loolu rek c'est parce que am na lu ko wax santé la plupart booy xool histoire ay politiciens rek lañ doon nommé ak comme ay ministres suivez mon regard di nga xam mais politicien bu ñëwee boo xam ne peut-être amul lenn lu muy xool nu mu casé clientèle politique boobu or santé dafa am ay failles yu bëri ci texte yi failles yooyu moom mooy indi ba tey jii nit bu jógee ñu ne la nommé directeur hôpital nommé ko fii Sénégal moo gën a yomb mais kooku ñu nommé directeur parce que politique moo ko fi indi bu fekkee ne ay nit ñoo ko doon jàppale ci loolu ñu xam ne loolu tax ñu nommé ko mais du leen utal liggéey fan la leen mën a utal liggéey ci hôpital bi. Cheikh Seck toftal ci ne malade yi ci seen bopp nekkatuñ ci kaaraange ndaxte doomu aadama yi ñuy tàbb ci hôpitaux yooyu lee mënuñoo amal ab liggéey bu mucc ayib ndax seeni xam-xam màccul ci wàll ji. ren bu ñu ubbee concours bi 5 la ñu ubbi 5 personnes te ñooñu dans 3 ans la ñuy génn da nga fii ak 3 ans 5 infirmiers or fii ak 3 ans li fi war a dem retraite ëpp nañ plus de 100 personnes. remplacé wu leen boo demee tey hôpital La Dantec boo jëlee 1100 agents si 1100 agents yi ña fa nekk infirmier d'état 10 boo demee hôpital Grand Yoff la même chose c'est le même ratio le même ratio partout donc sécurité sax amatul ci ñi nga xam ne ñooy faju ça veut dire tout le monde peut être infirmier entre dans l'hôpital tu trouves tout le monde en blouse et ça c'est dangereux. Parce que ñiy jël décision boobu c'est à la direction des ressources humaines or boo demee direction des ressources humaines du ministère de la santé de un ka fa nekk retraité depuis 2 ans du agent de santé parce que jàngalekat la woon mais politique moo ko fa indi woon. syndicaliste bi àdduni seen xeex bile dinañ ko gën a taral. bu def lu gën a tuuti li ñu defoon bu dee ci grève bu dee ñaari fan la xëy na nañ ko yokk bu dee programme yi nekk yëpp dans les zones opérationnelles muy PV muy santé de la reproduction. muy supervision yëpp sur tous les programmes suñu nit ñoo fa nekk donc aujourd'hui beneen phase bi mooy phase de rétention d'information beneen phase bi mooy phase de arrêter toute activité ci programme parce que loolu mooy gars yi di am xaalis du ci dund. bu dee Pape Daouda Diène mi fare ci société civile bi nag dafay woo état wu Sénégal ngir mu respecter ay engagement waaye itam di ñaaxaat syndicaliste yi ñu gën a sóor askan wi. li ñuy laaj ñoom syndicaliste am nañ ci droit te nag te loi moo leen ko jox tamit état bi nga xam ne moo leen signal accord yooyu ne da leen ko war a jox daf leen ko war a jox parce que ñoom aussi ay borom kër la ñu wante dañu xam aussi li benn borom xam-xam bu ñu doon wax Émile Durkheim nee na modèle syndicaliste privé ak bu public bokkul ku nekk ci public bi yow sa boss dafa laaj moralité dafa laaj ngëm dafa am fulla dafa laaj ngor dafa laaj léeg-léeg sa nga jéggal lu bëri parce que loolu mooy modèle syndicaliste public mais ci kaw loolu aussi ñi nga xam ne ni ñooy état bi nañu xam ni que ñun la santé des biens et des personnes ñoom la war kon lépp lu ñuy signéti ngir yàlla war a sóol nañ ko jéem a respecté buñ ko mënul jar na ñu xam ne lii mënuñu ko aussi parce que nous sommes tous des sénégalais néanmoins aussi dañu xam ne population bi ñoo fi teg ñëpp parce que aussi bu dul nit ñi doon feebar kon lu ñu doy ay hôpital. ak lu ci mënti am nguurug Sénégal war na taxaw temb jël ay matuwaay ngir dakkal bi le problème lu ko mooy rek askan wi dinañ gën a am ay jafe-jafe ci hôpitaux yi.
Andong yow tamit ñu lay sant di lay gërëm si fàttali rek ñu ngi fii ak secrétaire général bu SUTSAS di Mballo Dia Thiam tey ji nag mu teew fi ñu nar a waxtaanee lépp luy jafe-jafe jëmee si wàllum santé alors ñu dalal ko gannaaw bañ ko nuyoo. waaw maa ngi lay fay Safiatou di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñuy déglu xëy na di rafetlu jotaay bi di nuyu aussi sama naataango ànd gësam bon nuyu waa liggéeykatu santé ak action sociale donc si yaay Ndeye Diakhaté maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak suñu patron central Mademba Sok. Mademba Sok alors ñuy waxtaanee jëmee si wàllum wërgu-yaram gis nga yëngu-yëngal yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku si sa xalaat lan moo tax lii di secteur de la santé ñu fay nemmeeku rëmu yu bëri yi. waaw li am solo mooy xam nga docteur moom maanaam fajkat mbedd mi nekkul place am. bon bu xasee ba dem fa rek amul lu ko gënal. parce que malade bi la soxla moo ko soxla moo tax mu jàngi woon. gouvernement tamit bu fekkoon ni aussi newoon na nit ñi ay fajkat lañu seen métier dafa xaw a risqué. dama leen di def ci place yu ñoŋ yi nga xam ne xel ni seen xel dem ci grève kon loolu du am. mais donc dafa am benn droit bu ñaan droit de grève boo nga xamee ni askan wi ñoo bàyyi donc gouvernement bi jox ko liggéeykatu santé yi. ba tax na nag comme que ñoom tamit teguñu leen place bi ñu war a toog wala joxuñu leen li nga xam ni moom la ñu war a am. wala gëdd bi ñu war a am wala dayoo boobule. moo tax aussi ñuy ñaxtu yi nag dafa am nu ko état bindee. da ngay def sa plateforme. daal di koy joxe après ñu nga waxtaan. ñu am ay accord yenn saa yi balaa ngaa am accord da ngay dox ba sonn da ngay def lu nekk grève yenn saa yi nga am accord ba pare gouvernement bi au lieu que mu matérialiser ko. bu dee mënoon na ci def sax juróom da ci def benn rek wala ñaar. xam nga loolu day tax aussi nga dellu soit pour la ñeneen yi. donc ba tax na da ngay grève pour am accord gréwaat pour ñu matérialiser accord ñu def ci benn wala ñaar nga gréwaat pour yeneen yi. fekk na yow bu yooyu pare woon sax dina am yeneen yu war a gën a yomb ñu ñëw. donc finalement dañuy nekk ci li tubaab di wax un cercle vicieux. grève négociation grève encore négociation. te amuñu jot boobu. parce que. ndaxte malade yaa ngi xaar waxuma wax malade benn minute rek si sa fiitu benn minute rek. su ko nit ki perdre benn soin rek. mën a garaaw ci moom. benn bis rek benn heure rek boo xam nit ki waroon def benn pansement def ko rek mën a garaaw si. ba tax na nag ñi jënk aussi. war nañu xam ne xel ni accord. boo ko signé ba pare respecté rek la sant. loolu laa la doon bëgg a wax si sànq ndaxte yaa ngi wax mbirum accord des fois am na accord yoo xamante ne dañ koy signé ba pare kenn dootu ko respecté ti alors ñu des ba léegi si ànd gësëm gis nañ ne si jamono yële am ngeen ay plan d'action yu bëri yoo xamante ne nguur gi respecté wu ko alors wala ay dizaines de plans d'action yoo xamante ne amul solution yaa ngi may wax sànq si kàllaamay tubaab si 17e bi lañ leen andil solution est-ce que lu ni mel du friser mépris jógee ci gouvernement bi wala ci autorité yi. waaw loolu mën nañ ko méngaleeg loolu. parce que bu fekkee ni gouvernement toog na. loi moo ko may pour mu toog. mais syndicat aussi ay convention ñoo ko may loolu. donc bu leen ki ne am na accord. nga signé ko nga ne accord réaliste et réalisable parce que waxuma ñi nga xam ne amuñu accord di wut accord waxuma ñun ay accord yu réaliste et réalisable dégg ngeen ñëpp télévision ñëpp fànk donc accord yooyu donc dañ ko war a def suñ ko defulee nag ba ñu wëlbatiku di grève li nga xam ne dañoo gréwoon ba am accord wala grévaat encore ba accord yooyu ñu met li ko xam nga loolu problème la donc loolu si cëru gouvernement bi te waru ko aussi parce que waxuñu ko ngay naxaate waxuñu ko ngay def li ba pare di jéem a indi ay yeneen ak yeneen donc loolu mooy problème bi waxuma sax disons grève sax mais même brassard rouge rek bu ñu ko takkee te généralement ñun balaa ñoo dem ci grève bi dañuy def sitting toog ñaari waxtu yoo xam dañu nekk ci biir toog brassard rouge wax ni kilifa gi ñun dañoo ñëw jógal mais loolu yëpp bu ñu ko deful mën nañu wax ni mépris la leneen li aussi mooy ànd gisam plateforme bi nga xam noonu bi ñu ko déposé 2017 la woon mais toog nañu ba fin décembre 2017 donc ñu dooroo waxtaan alors que préavis bi dañ naan la ci weer bi loi moo ni ku déposer préavis weer ngeen am pour waxtaan pour que grève war a moom bañ a am mais boo toogee weer boobu waxtaanuloo boo yombaxtal bi nga dangay waxtaan xam nga koy bugguloo waxtaan
wala nga woote waxtaan comme ànd gësam dañuy woon waxtaan am na ay syndicat xam ñun bu ñuy wooy waxtaan dañ leen woo ñun au lieu que ñu jàpp ci li ñuy di def pour mu sotti mais dañ ci doon xëpp suuf encore xam nga loolu aussi du ko yombal te loolu am na déclaration yu defoon fii naan diversion ak ay dilatoire ak yooyu yëpp def nañ ko fii donc mais nag ñun aussi li ñu gëm mooy mandat bi ñoom ñu am pour gouverner mandat boobu la ñu liggéey kat jox pour ñu xeexal leen tant que waxuñu nag doy na du doy mais ba ñu suspendre noonu moo door kii 16e plan d'action boobulee nga ne jurul dara kay jurul lu bari parce que nit ñi xamuñu plateforme lan la boo nee grève soo nee plateforme bi ñetti ponk yii la boo nee sax ouverture de négociation rek déjà grève bi war na jeex am na ñoo xamuñu ko soo nee damay grève pour ouverture de négociation suñu ubbee négociation war too grève soo nee damay grève pour ponk yii ñetti ponk par exemple ñu fekk ñaari ponk war nga mun a toog yéen seen plateforme bi ñaata ponk lañ ci fajoon presque juróom benn ponk la woon parce que syndicat bu nekk dafa am ay ponk yu mu ci tegoon syndicat wu travailleurs collectivités territoriales yi donc ñoom ñaari ponk lañ amoon benn ponk bi mooy bi gouvernement bi defee acte de la décentralisation dafa maanaam seeyal li ñu naan collectivité bi tuddoon conseil régional ñi nekkoon ci conseil régional boobu nag ñu redéployé yóbbu leen ci collectivité bi tudd département bi ñu fa demee nag seen retraite jot ñu war a fayee ko ñu leen xamuñu leen duñu leen fay donc loolu mu nekk ponk pour ñu fay leen ñooñu toog nañ ñeent at fay ñu leen mais si grève boobu plan d'action yooyu le gouvernement bi génnee 100 millions ñu fay leen ñooñu ñu muy dégg fu mu nekk mais ñoom tamit dañu ne woon aussi dañoo bëgg statut comme fonctionnaire ni ñu amee statut parce que mairie bi da ngay nekk ci mairie bi tey di fi liggéeyee ba ba ngay retraité doo fi jóge wala ba ba ngay génn àdduna doo fi jóge or boo nekkee ci mairie bi war nga jógee ci mairie Grand Yoff dem mairie bu Ziguinchor wala mairie bu feneen loolu la ñuy wax mobilité loolu bu suñu am ñuy xeex nag pour ñu am loolu fonction publique boobulee bokk la fonction publique d'État mais ñu jox ñu juróom-ñetti décret mu manquoon benn boobu sax concerné wul travailleurs yi mais organigramme mu type yu mairie yi la concerné woon pour que mairie bu nekk ñu ne donc loi bi nee na yow Safiatou bu fekkee nekk nga maire soo ñëwee doo ñëw tànn ku la indi ko dañ naan la cabinet ngay indi yow sa directeur de cabinet ngay indi sa benn conseil ak sa chef de cabinet sooy dem nga bàyyi fa liggéeykat yooyu loolu mu nekk avancé bu rëy 8e décret boobu moom la ñu génne ba tax na mat na ba ministre Omar Gueye ñu ngi koy remercier di ko féliciter mi ngi wër pour que mairie yi jéem a def loolu pour que liggéeykat yi ñu fonk leen mais loolu nekk na lu rëy mais leneen ni aussi ne woon nañu gouvernement bi contractuels yi nekk fii JK Cobra Gavi yooyu yëpp dañu leen war a jox ay contrat à durée indéterminée maanaam dañu leen dugal leen fonction publique mais gouvernement bi doon du tendeefal ci loolu mais li ci des mooy ñu def assise sur les urgences mais gouvernement bi daal ni dinaa def assise sur les urgences assise bi def nañ ko temps yële passé kon mën nañ ne daal amatoo leen problème yenn problème yi waxuma non dama ni plateforme bi ñu foog ñu déggante yow tamit Safiatou c'est-à-dire plateforme bi ñu tegoon ci gouvernement bi problème yi fa nekkoon ñaari problème ñoo ci des mooy système de rémunération boo xam ne ñëpp a ko seq beneen bi mooy problème mu recrutement 600 yi parce que ministre de la fonction publique moo ni santé am na 2019 600 quota boo nga xam ni mën nañ ci jël contractuels yi nekk ci àll bi ñu mottali leen technicien supérieur nag nekk na problème moo xam ni kooku problème mu formation la donc danañ ci ñëw mais yi nga xam ni def nañ ko dooni nag man lépp day mat woo mbaa ma bàyyi grève déedéet am na loo xam ne boo fa tolloo da ngay daal di bàyyi nga am gëm nag ki nga xam ni moom nga jàkkaarlool mettre ko à l'épreuve pour mu seetlu parce que bu ne lii weesu na leneen li may ma tuuti jot ma def ma mottali da nga war a mottali parce que xam maladie aussi dañ ci am droit aussi pour ñu faju kon daal si tënk juróom benn point ngeen amoon waaye ñeenti yi motal nañ ko ñaar mooñ desee mooy les 600 yi nga xamee ni xel ni quota fonction publique la ñoom ñu jël leen parce que dañ ñu nekk ci àll bi contractuels yi fa nekk JK Cobra Gavi léegi sax contractuel lu PNDS lañ leen tuddee ñu jël leen seet ñi gën a sori ak ñi gën a ancien critère éloignement ak ancienneté loolu bu ñu ko defoon presque xaaj bi dana dugg loolu la président bi wax pour que bu xaaj boobu bu duggoo ñu def yeneen contrat yu bees pour ñeneen ñi parce que poste yi mun ñu leen tëj donc loolu mooy wax bi donc loolu donc lu am solo la léegi ñu ngi leen di xaar wante nag aussi xaar bu nekk aussi am na limite parce que président bi dafa ñu bu ma faloo ba pare naa leen woo waaye bu mu faloo ba noppi fan yi passé la mat at ci ba mu faloo ba léegi ñu ngi koy fëgg ba léegi nag buntam bi d'accord waaw bu tëjiwulee nag dana am lu ñu def di ngeen am lu ngeen def ngeen yëngal gësam non bul wax yëngal gësam wala gësam waykat bi moo koy wax ñun dañuy gësam da ngeen di gësam waaw accord la ñuy wàccee gësam ko mu watte d'accord yaa ngi doon wax sànq mbirum technicien supérieur de la santé ñëwal ma si seen nekkin waaw technicien supérieur yi moom ñun ñoo xeex
ba ñu jékki ci niveau de recrutement bi au bac parce que sous région bi yëpp dem nañu ba nga xam ni boo def infirmier da ngay am bac def ñetti at wala sage-femme bac ñetti at comme que nag ñoom ñooy formé ñooñu dañu yëkkatee niveau bi ñoom ba ñu nekk technicien supérieur formé wu ñëwoon ci bac ñoom BFM la ñoom BPC la woon ba tax na ñi ngay formé ñoom ñoo leen raw benn grade ñoom nag ñun na xeex nañu ba gouvernement bi créé benn corps bu bees bu tudd corps des administrateurs de soins am na option yu bari nag ay rajo ay kiné yi ak yenn option yooyu am na fa am na aussi administrateur des services de santé moo ñu def gestion gouvernement bi yóbbu leen hiérarchie A2 léegi nag ñoom ci seen wàll boobu ñu si gën a bari ñu am na ñenn yi ñoom dañoo bëgg ñu jële leen comme que ñoom ñi leen doon ñuy jàng raw nañ leen fa jël rek daal leen yóbbu fële sans condition loolu mënul nekk parce que gouvernement bi ñu ko posé revendication boobu depuis le premier ministre Boun Abdallah Dionne recevoir nañ ci loolu li tubaab di wax valorisation des expériences acquises loolu la ñu bëggoon mu def ko ñu ne ñu gouvernement bi ministère fonction bi ñu mu bindoo du noonu boo amee diplôme ñu classé la boo amul diplôme duñ la classé même boo demoon Russie wala Chine wala def beneen diplôme am na commission d'équivalence et de classement ñu classé la mais mënoo xëy rek nga ne dañ may classé ci fii alors que jànguloo te nag ENDSS ci boppam bi gouvernement bi laajee ministère de la santé ndax am na gap ñoo ni waaw ñu ne ñaata ñu ne 100 heures ñu ne nañ ko defee ñu ne formation en ligne parce que fañ toog fañ leen di former ñu ne nag léegi décret bi la ñuy xaar pour loolu parce que nee nañ am na benn gap maanaam lu manqué ci seen i connaissance seen xam-xam ak lu manqué ci seen i nekkandi maanaam seen compétence y a un gap de connaissance et un gap de compétence léegi nag décret bi bu formaliser loolu ñu former leen mën na nekk ñetti weer ñeenti weer juróom benn weer je ne sais pas trop mais gouvernement bi nee na àla kulli aal il faut que formation am ñu mottali heure yi leen manqué ñu door leen mën a classé hiérarchie A ñu ngi ci loolu lañ nekk ci séminaire bi ñu mujj def suñu panel boobu la conclusion yi lañu am devant le directeur de cabinet du ministère de la santé ñuy xaar ministère de la santé def ci léegi ministère de la santé dafa yéex sax parce que bu ko defoon boobu léegi kon ñeneen du ñu jóg sax di ko laajte day fekk ñu pare ci yàgg sànq yaa ngi dellu si jafe-jafe yi nga xamante ne yéen a ngi koy am jëmee si ministère de la santé wala ak nguurub Sénégal muy ay ponk yoo xamante ne respecté gu ko waaye tamit ñu des ba léegi ci syndicalistes yi ndaxte est-ce que syndicalistes yi seen problème tamit demeewul bokkul ci seen biir ndax manque de solidarité bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fële sa hôpital Dominique ak ci diggante SAMES ak syndicat travailleurs yi. waaw loolu moom bon histoire bu am la diggante médecin bi ci boppam ak liggéeykat yi. donc docteur Ndiaye ak liggéeykat yi. donc problème bi dem na ba nguur gi jot na si maanaam préfecture dem na ba muy cabinet ministère de la santé wante nag li fi indi histoire bi mooy waa SAMES dañoo ñëw donc di jàppale docteur bi ñu nag yaakaar nañ ni ñun ci suñu xalaat bu gàtt que ñoom bu fekkee ni médecin bi ci boppam du problème mu SAMES la am moom fi mu nekk dafa nekk chef am ay liggéeykat yu mu liggéeyal ñoom bu ñu ñëwee dañoo war a fexe ni ñu seet lan mooy conflit bi jéem ko régler mais dañoo gis ni daal dañoo ci waa Pikine li ñu wax ñoom dañoo ñëw nekk ci ginnaaw médecin bi ba pare di leen chargé daf nañ communiqué daal di leen xupp te loolu waru leen parce que médecin bi ci boppam fa mu nekk du médecin ci liggéeykat ci liggéey maanaam di faj ak yooyu la am problème mais ci problème mu gestion bi mu am ak travailleurs yi donc SAMES waroon nañ leen ëmb ñoom ñëpp moo gënoon ñu daal di làq doom daal di dóor doom loolu la ñu rafetlu wul ko donc seen cër léegi nag maa ngi nuyu docteur Mbaye Thiam district sanitaire bu Rufisque woo na ma mu ne ma man daal bu ma sañoon daal ñu nag docteur Niang mi doon wax ji ñu dajaloo jéem a def ndox mu sedd ci affaire yi ñu leen ñun amuñu si benn problème parce que docteur Ndiaye ci njëlbeen bi woowoon na ma dëj laa amoon ma bàyyi ko fa ñëw ànd ak moom pour ñu jéem a seet ñu régler problème bi fan yàlla seytaane ëpp ko doole ba ñu agsi fi ñu agsi fi te war ñu woon agsi foofu d'accord parce que war ñu jamante xeej suñu biir voilà kon bokk war ngeen am solidarité bu fekkee ne tamit da ngeen a bokk benn xeex ñu gis ne santé dañ koy allouer benn budget te terewul ñu nemmee koy jafe-jafe ci hôpitaux yi est-ce que mën nañ laaj xaalis bi fan lañ koy dugal waaw xaalis bi de ñu ngi koy laaj ñi nga xam ni jox nañ leen ko ñuy doxal parce que mu bari mu néew am na xaalis pour fonctionner comme que nag gouvernement bi ci boppam d'abord natt bi sax moom moo matul doyul parce que OMS yàgg na wax ni nañ jël donc ñaar téeméer bu nekk nañ ci jël juróom-ñeent maanaam 9% moo nekk lu nga xam ne nii nekk na lu war a mun a nekk mais chef d'État yi normalement notamment Me Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee en 2001 bi ñu demee Abuja
ñoom chef de l'Africain yëpp ñoom ñoo wëlbatiku daal ni 9% de tuuti nañ dem ba 15%. mais léegi ça fait egguñu sax 9%. soo waxee nag ñu naan woy santé bi am na armée am na lu mu yor éducation lu mu yor boo ko dajalee yëpp wala waxuñu loolu. en tout cas budget santé boo ko xoolee mu nekk 4000 milliards. ministère du gouvernement bi. 200 milliards lañ jox ministère de la santé. matul loolu. ba tax na nag bu matul loolu du mën a mate leneen. ba tax na nag surtout si wenn bopp mu bari mu néew. donc dañuy sooxe parce que mataluñu. bu ñu matalul nekk lépp mooy am. parce que li ñu naan quand il y a pénurie. donc inflation dafay am ku nekk day def lu la. moo taxee si structure sanitaire yëpp a ngi yuuxu wàllu boo demee Ziguinchor Saint-Louis mën naa ne Sénégal ñëpp docteurs yi sax ñu ngi génn di grève parfois ñii di exiger ñu recruter leen tamit. waaw loolu moom lu am solo la parce que état ñu ngi koy respecté ci qualité fonctionnaire am yi. parce que policiers yi dañu mat gis nga même policiers dañu wut ay ASP. mais li gënoon mooy ñëpp nekk ay alkaati sécurité bi mat. santé aussi gis nga am na communautaire yi c'est vrai ci lañ bokk. mais contractuels yi léegi ñu ëpp fonctionnaire yi. te loolu baaxul dañuy war a dugal ci biir. ba li ci gën a yéeme nag mooy médecins yeeg pharmaciens yi yooyu yëpp mën nañu ay téeméeri yu am diplôme di chômer. ba noppi place yi am ñu leen war a occupé wuñu leen. infirmier ak sage-femme ak assistant infirmier ñoom ay junni la. yu nekk di chômer jëluñu leen te dañ leen soxla ci système bi. donc loolu nag responsabilité gouvernement bi la moom moo am ay choix am ay arbitrage am ak am ay priorité am. mais ñun suñu rôle mooy di leen wax ni lii ngeen war a def fi ngeen ko war a def. ba di ci xeex nag ba. te yéen a ngi koy motal te luñ ci am téye ko. daal di yóotu leneen parce que loolu la affaire bi la. jërëjëf Mballo Dia Thiam ñuy fàttali rek ne moo nekk suñu ganub magazine d'information la mi-journée bi nga xamante ne ñu ngi si ñeenteelu pàcc bi di pàcc bu mujj. alors Mballo da ngay descendi ak ñun waaye nag si jamono ji dañuy waxtaanee jëmee si wàllum politique jëmee si ñetteelu mandat bi nga xamante ne ñu ngi koy laam-laamee si mim réew ba kii sax di Abdourahmane Sow di njiitalu M23 di ñaawlu lu nu mel di ñaawlu tamit ci taxawu conseil constitutionnel. Abdourahmane Sow sekk na ab waxtaan ak kii di Moustapha Diop. Abdourahmane Sow maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha. di fàttali ne yow yaa jiite kuréel gi di COS M23 di ak kuréel goo xam ne daanaka ma nga juddu woon ca xeexoo yi fi amoon ngir bañ lànk kii di président Abdoulaye Wade nekkoon candidat ci élection présidentielle yu 2012 ñi ngi nekk ci 2019 mu mel ne même débat bi la ñu commencé waat di tegaat ci taabal ji ak président Macky Sall ban gis-gis nga ci am. waaw biñ ci njëkk am Moustapha mooy naqaru xol am nañ ñu naqari ndaxte daanaka juróom-ñaari at gannaaw xeex bu metti boobu ñu defoon ay doomi réew mi ñàkk ci seen bakkan ñi nekk ci ay way manifesté yi ñu mel ni ñoom Mamadou Diop wante bi ci gën a symbole sax ñi nekk ci way takk der yi ak policier bu ñu rey ñoom ñëpp ay doomu sénégalais lañ lan moo ko waraloon mooy le président de la république bu fa nekkoon monsieur Abdoulaye Wade ba ne woon vérifié constitution bi bañ koy def nag ñu ko doon xeex rawatina le président de la république monsieur Macky Sall nekkoon candidat buñ dundee ba juróom-ñaar at après moom ñu jiite ko ci wax ju joo xam ne leerul suñu xel ku mel ni Boun Abdallah génn ñoom Mbaye Ndiaye di waxaat li ni mel am naqar bu ñu def nekk ñi vraiment comprendre enjeu bi benn ñaar vraiment sacrifice yi ñu doon def yëpp wax dëgg yàlla xëy na dañ ko doon defantu rek mais en fait du woon démocratie moo leen préoccupé woon mais beneen jàngat biñ ci am muy Moustapha daf ñuy tiital ndaxte nag xeex kenn bëggu ko foog naa dóoranteeg ñii di dee ñii di si bàyyi seen bakkan loolu lu war a mujj la ñuy ab réew buñ naan démocratie am na maturité parce que dañuy naxee chaque jour naan ñu le Sénégal c'est la tribune de la démocratie en Afrique parce que ñu ngi def ay alternance donte des fois moom ay xeex mais boo xoolee ba xool ci doxalin bi problème injustice yi ñu si am problème élection yi nga xam ne chaque jour ñu contesté raw ni ci ne tey jii constitution bi kenn mënu xam ndax la mu bind leer na am leerul te président bi mënoon bind lu leer dañuy xam ne que xeex ma ngay ñëw wax dëgg yàlla nañ ci jug lu waay mën wax ci lu waay mën def ci parce que wax dëgg yàlla Sénégal waroon na dépassé ay troisième mandat waxu président bi leer naak leerul la constitution bi leer naak leerul. Abdourahmane Sow ndax yaakaaroon ni ne cool yi dafa teel et que ku nekk mënoon ngaa dem toog ñu bàyyi ki nga xam ne mooy njiitu réew mi muy président Macky Sall buñ ci yeggee mu wax ba xam dina nekk candidat wala déet. waaw loolu moo dul sax yoon d'abord di tey rek maa ngi ci doon waxtaan ak kenn muy président de la république monsieur Macky Sall moo am sañ-sañ naan damay nekk candidat am déet constitution bi mooy wax parce que constitution bi wax na lu leer Sénégal nga
nekk président de la république ñii nga war a dem ñii nga war a dem ñii nga war a dem nekk de nationalité yooyu wax nañ ko mais ci wet gi tamit wax na ne ku am ñaari mandat ba pare yu tegloo waratoo nekk candidat donc ñi ci dañuy juum naan dañuy bàyyi ko le loisir ñu xaar bu bés li amul sañ-sañ boobu sañ-sañ bi constitution moo ko am te la mu wax leer ne nee na ko yow waratoo bokk problème bi mooy bind bi waroon naa leer parce que lii lañ fi gisoon boobu président Abdoulaye Wade waxoon lu leer dem ba ci biir conseil constitutionnel jàppale ko te maa ngi leen di fàttali lu am solo depuis référendum 2016 bi conseil constitutionnel dootul joxe avis conseil constitutionnel décision lay joxe te décision la mu joxe kenn mënu cee def recours loolu nag bi ñu xaar ba mu ne këtt ni jon réew mi nar a tàkk ak géopolitique bi fi am parce que constitution bi mbind mi leerul nañ ko waxte dee mandat 7 ans 5 ans kenn xamul lan moo ci leer beneen bi mooy conseil constitutionnel bi fi nekkoon léegi décision rek lay joxe te ñoom lu ñu jox en faveur du président de la République mais ba ca topp mooy boo gisee ku mel ne Boun Abdallah Dionne la muy représenté ak Mbaye Ndiaye nga xam ne lu ñu prédire comme ay yonent ñoom bëgg fi indi diine goo xam ne mënut a fi nekk loolu war nañu renseigner nekk am na luy ruumanaat ci suuf te duñu xaar nag ba mu ne këtt ne jon dañ koy artu léegi balaa vraiment mu nekk indi fitna goo xam ne daf ñuy indi lor ci réew mi. Abdourahmane Sow mu mel ne àjjuma ji ñu génn waa ñoo lànk àndoon nañ dox ci mbedd Ndakaar yi ngir sàkku ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna ci kaso biñ ko téye war naa mat ñetti weer léegi ñu gis tamit ne doxu ñaxtu boobule ay ndaw ñoo ci ëppoon est-ce que dafay tekk ne jeunesse su Sénégal xam nañ lan moo xew et que pare nañ ñoom pour jël combat bi. waaw loolu moom lu ñu seetlu la Moustapha c'est vrai que nag am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne daan nañu engagé wu ci wàllu politique ak société civile ak ni ñuy yoree réew mi mais jamono ji nañ nangu ne dafa am benn événement bu am solo lu ci mel ni Ousmane Sonko bi mu ñëwee ak façon ñi wax nam ak problème yi nga xamante amoon na fi ci pétrole beeg gaz bi parce que amuñu fi liggéey amuñu ci luñ jàpp defuñu dara jeunesse boobu la sous-emploi jàpp jeunesse boobu la chômage jàpp jeunesse boobu moo amul lu mu lekk ci biir kër gi jeunesse boobu mooy wëlbatiku génne di agressé parce que amul lu muy def donc jeunesse boobu bu demee ba prendre conscience que ni pour affaire yi avancer il faut moom mu ñëw yëkkati ci kàddu il faut mu def ci ay jéego bu ñu gisee ne léegi vraiment lu commencé am doole ci Sénégal dañ koy rafet li ci am solo daal mooy nañ ko encadré bu mu nekk une jeunesse irresponsable du wax bi du ay saaga du ay dóor du taal du lakk du yàq wax bi débat la ñu suñu réew jëm kanam incha allah. Abdourahmane Sow Walf FM mi ngi lay gërëm. man maa leen di gërëm jàmm ak salaam yéen ñëpp incha allah sëñ Moustapha. dina ñaanal kenn dal jàmm yow tamit. yéen tamit incha allah. jërëjëf. loolee nag di ab waxtaan boo xamante ne kii di Moustapha Diop sekkoon na ko ak njiitalu COS M23 di Abdourahmane Sow jëmee si ñetteelu mandat bu Macky Sall bi ñuy lam-lamee si fàttali nag ñu ngi fi ba léegi ak kii di Mballo Dia Thiam di secrétaire général bu SUTSES alors Mballo Dia Thiam nan nga gisee ñetteelu mandat bu Macky Sall bi nga xamante ne ñu ngi koy lam-lamee si jamono ji. waaw dama la wax ni ñun suñu kuréel SUTSAS ni ñu bindoo ak suñu tradition li ñu baaxoo mooy bu ñu woowee ci mbiri politique duñ ci wax suñu parti politique woowee sax bu dul affaire santé ak action sociale duñ fa dem waaye bu ñu woowee pour wax ci suñu xalaat donc ñu wax ci suñu xalaat ba tax na nag teewul nag ni du syndicat waru ci wax parce que syndicat yi accompagné nañuy gouvernement yi depuis époque coloniale continué gis nga fi participation responsable yeneen même fu mu nekk nii sax kuréel gi ma bokk UNSAS ma dem ba soog jiite ko kuréel bu mel ni SAES lu ko neex wax ci UDEN ak yu mel noonu mais SUTSAS moom binduwul di ci wax d'accord ba tax na nag bon moo bëgg rek par respect dinañ la ko nangul ak nga xam ni ñoom lañ nekkal nga may dinañ la ko nangul may nañ la ko waaye tamit si fàttali syndicaliste nga waaye terewul tamit ni citoyen nga da nga yore sa carte di voter te Sénégal tamit ñëpp ko moom Abdourahmane Sow tamit sànq si waxtaanam ak Moustapha Diop mu ngi sàkku si nguurub Sénégal wala si Macky Sall rek mu teggi loxo kii di Guy Marius Sagna si fàttali rek ne da doon xeex ngir ñu wàññi lii di njëgum courant bi. waaw Abdourahmane moom suñu rakk ju baax la fan la nekk te xeex bu liggéeykatu santé yi xeex moom mi ngi ci ci dugal loxoom di ci wax moom vraiment maa ngi koy gërëm di ko félicité comme que yaa wax turam ci ndaje mi waaw gii tamit moom it jàmbaaru xare la moo tooñul mais daal li gën daal mooy ñu bàyyi ko mu dellu suñu mënoon dellu ci këram daal moom mooy gën quoi parce que rakk la jarabaat la donc war nañ ko mën a jégal daal
d'accord alors ñu dellu si rek si mbirum santé bi ñu doon waxtaanee si jamono ji alors Mballo Dia Thiam ana lan moo gën a sooxeel wala ban jafe-jafe la structure hospitalière yi di jànkonteel bokk na si sax dette bi. waaw dette bi moom mu ngi fii parce que bu ñu waxee couverture maladie universelle ba noppi ñu ne ñi nga xam ne amuñu doole gouvernement bi dana leen fayal. donc bu heure fay jotee dafa war a fay. donc loolu moo indi maanaam bor bu rëy boobu la. far yàlla ñun newoon nañ leen ni daal dafa am ñaari cër yu nga xam ni benn ministère moo ko yor te waru ko maanaam cëru jaay ak jënd. ministère de la santé mooy jaay soins yi ba pare di ko jënd ak mi ba mu fa nekkee. yàlla def na dem nañu ba nga xam ne xel ministère de la santé moo ameel bor ministère de la santé. ñu doon wax ni problème ancrage bi. far yàlla gouvernement bi dégg nañu. ba président la wax ni nañu séparer fonction yi léegi ñu jël ANAQ-MI léegi ANAQ-MI la tudd ñu yóbbu ko ministère donc Mansour Faye wante nag ba mu fa demee ba léegi moom nee na day jéem a xool mbir yi doon ko fay te loolu def naa du loolu parce que boo jëndee dara donc actif bi ak passif bi yaa ko moom mais ba tax na même bu fekkoon sax newoon na lii di jënti naa ko maa ngi koy fay li ci des maa ngi koy séntu saytu sax ñu mën a wax mais boobu ba léegi daal jéego yi def barewul noonu. d'accord ba tax na donc dette boobu nekk na dette buy plombé. structure yi surtout que subvention bi non seulement matul comme ni ñu ko waxee. d'accord mais fonds de dotation aussi duñu agsi ci moment bi ñu ko bëggee. mis à part bor boobu nga xamante ne groupe Sénégal yoreel na ko lii di hôpitaux yi mu mel ni agent de santé communautaire yi tamit kenn du leen fay. voilà très bien léegi agent de santé communautaire yi ñoom comité de santé yi ñi fi nekkoon. ñoom ñu leen doon def weer wu dee ñu yëkkati dara daf leen loolu sax mënuñu wax payoor dañ leen koy genre motivation la maanaam neexal far yàlla nag même comité de santé yooyu daan nañ dem ba ci 40% ci seen recettes yi ñun ñoo waxoon gouvernement bi na changé comité de santé yi parce que xaalis bi ñu yor dañ naan xaalis population mais xaalis bi waroon dem trésor la nañu modifier comité de santé mais gouvernement am nag modifié na comité de santé mais def ko comme ni ñu ko bëggee moom ni mu ko bëggee la def li ñu naan comité de développement sanitaire problème bi ñu am nag mooy d'abord premièrement mooy ñooñu fi ñu daan am 40% 20% lañ am. te da ngay gis sa feetu koo xam ne daan am 30 000 am 15 000. ku doon am 7 500 am 3 000 xam nga kooku. bàyyi sa kër. parce que bénévolat amatul parce que il faut que mu am. comme que nag comité de santé boobu la comité de développement sanitaire bi am na benn clé de répartition bu mu def. mais nee na am na plafond bu mu war a yam foo xam ni nit ñi war ñu fa weesu. ay 100 et quelques mille francs. wante nag war na def plancher aussi. maanaam am na loo xam ne aussi minimum la. minimum boobu bu doon 40 000 la kon au moins dina tane. plafond bi nekk 100 000 francs. mais ensuite ñeneen ñi nga xam ne ñooy jariñoo CDS bi du ñoom ñoo koy ñax communautaire yi ñooy xëy suba ak ngoon bu ñu nee vaccination résultat yi am ñoom la ñaanu ma ko yàlla feebar yi ñuy wax yii yëpp ñoom ñooy nekk au devant de la scène. ñoom mérite nañu loolu parce que santé communautaire la c'est vrai mais dañu am àq bu ñu leen amee. et plaidoyer bi aussi ñu ngi koy def parce que bi ñu tas rek aussi puis monsieur le président de la République ma répété ko encore. le 11 janvier ne woon na ni Abdoulaye Diouf Sarr na évaluer loolu. mu ne dañoo commencé di teg kii bi CDS yi. waaye fan yu néew danañ ko évaluer. moom it ba léegi évaluer wuñ ko. suñ ko évaluer woon danañ xoolaat CDS yi parce que am na ñoo xam ne sax foog nañu ñoom ñooy chefu personnel bi ñoom ñoo leen di commandé. am na yu bare yu ñu fay def. muy Pikine fii même déjà Guédiawaye j'en profite pour le dire. Guédiawaye demoon nañu def benn sitting foofu ñu ne dañu leen di dàq leen comme ça ñetti weer a ngi nii fayeekuñu te teg ñu ko fenn. waxoon nañ ko ministre de la santé recevoir na leen sax mairie bu Yoff ni dina ko régler moom réglé wu ko ba léegi. donc affaire u CDS yi ministre de la santé war na si jóg une bonne fois pour toutes. d'accord bu ñu defee réforme nit ñi dañ ci war a mën a gis seen bopp. mais nit ñi duñ la teel sa politique de santé ba pare. et en contrepartie doo leen gëstu. en 30 secondes rek nga ñëwal ma si manque de moyens yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku si structure sanitaire yi. waaw mais manque de moyens yi xam nga bu njëkk ba dafa amoon lu ñu naan budget consolidé d'investissement maanaam BCI. parce que bu fekkee ni hôpital la nii dafay exploité. maintenant fin d'année bu nekk dafa am fu mu toll. mais bu dee fin d'année da ngay am bor. xam nga kon doo mën a investir. or excédent de croissance mooy tax nga mën a jënd ay équipement yu lourd la. yu cher donc boo amul budget boobu doo ko mën a jënd. te doo mën a sax remplacer ya fa nekk. BCI amatul. léegi gouvernement mi def contrat de performance mais loolu sax même ñi ñu fay tànn sax xamuñu yan conditions lañ leen tànnee. nekk na problème bu rëy donc monsieur le président la war na wax ni donc budget yi non seulement war nañ ko yokk. d'accord fonds de dotation yi war nañu agsi. pour que ñu mën a renouveler équipement yi. sinon donc du sotti.
ñu xoolaat plateau technique médical yi tamit aussi ñu xool seen niveau parce que am na ñoo xam ni dañoo waroon di faj ñu leen di dénk ñuy gérer tandis que ñiy gérer war a gérer wuñu ñiy faj di gérer à leur place loolu tamit c'est problème de gouvernance la problème de gouvernance la tamit alors Mballo Dia Thiam lañ fi dalal alors ñu dem si pàcc bu mujj bu bi lépp magazine d'information la mi-journée di yéenekaay yi xëyee ñu àndi si ak Abdoulaye Bopp. dal leen ak jàmm ba tey coow la gi fagul ca Guinée Bissau gannaaw élection présidentielle ñu weesu te Omarou Sissoko Embalo ma ñu ne moo fa gagné ci biir yéen a kaay Walf Quotidien am ñu jóg taxaw ne ànduñu ci njuree fi tukkee ci yooyu la élection présidentielle ca Guinée Bissau gis ne jalgati def ca am bu ñu sukkandiko ci Domingo Pereira ay kàddoom ci Walf Quotidien mi xamle yàggut ne keroog bu Embalo di prêter serment ca Guinée Bissau ay diplomate yu bari dañ ko dumooyu ba mu des ambassadeur bu Sénégal ak bu Gambie yanne ca Guinée Bissau ñoom ñaar dongate woon ci googule ndaje leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien Domingo Pereira daal di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall ne loxoom génnul ci élection présidentielle ya ñu doon amal ca Guinée Bissau ne def cee waroon a maandu Barkaba di taskatu xibaar doon analyste politique daal di joxoñ baaraamu tuuma Embalo ne bokk na ci ñi sos APR fii ci Sénégal Barkaba ne Embalo moomule jotoon na dooleel njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle ñu weesu moom njiitu réewum Guinée Bissau Embalo doon membre fondateur bu APR Direct News ne APR di parti njiitu réew mi Macky Sall yëngootina ña ngay tàmbale tibante tànk jëm ci ki war a wutu njiitu réew mi Macky Sall ëllëg ci bopp réew mi am ñu jortu ne Amadou Ba ci la Direct News ne tax am ñu jóg ca Parcelles Assainies dàq Amadou Ba ci APR waaye ci googule dogal Amadou Ba jot na ko soofantal ci biir yéene kabidi Direct News yéene kabidi Le Quotidien coow la ngoog topp na Amadou Ba jaru ngi ñu denk wàllu bitim réew ñamu bokkal APR ca Parcelles Assainies kàddu ga doonatul benn bu ñuy gisee ne dañ ko war a dàq ci bile parti am ñu ne déet Mbaye Ndiaye ay kàddoom ci biir yéene kabi jot naa leeral ne moom mooy directeur des structures ne Parcelles Assainies amul coordonnateur maanaam amul njiit moom Mbaye Ndiaye ne kenn mënu ko tere mu amal assemblée générale yéene kabi di Les Échos ne Bokar Diong bokk ci APR ca Parcelles Assainies déggal na ci biir yéene kabi ne dàq nañu Amadou Ba ndax liggéeyalul APR boppam lay liggéeyal ministre d'État Mbaye Ndiaye weddi ko ci saasi ne Amadou Ba kenn mësu ko jëlee ci APR dàquñu ko ci APR leneen la mu jotal leeralal askan wi ci biir yéene kabi moom Mbaye Ndiaye ne njiitu réew mi Macky Sall dina toog ci bopp réew mi ab diir ba ko ñaareel njiitu réew mi mun naa doon candidat ci élection présidentielle 2024 bu ñu sukkandiko ci article 27 bu constitution bi yéene kabi di Sud Quotidien jommi jomet la def ca la xew ca APR ca Parcelles Assainies ne ci benn assemblée générale ñaari dogal yu wute tukkee ca yéene kabi ne ci google assemblée générale communiqué ba ci jiitu am ñu tënk ne dàq nañu Amadou Ba ci APR beneen communiqué ba tukkee ci ndaw ko gère di Moustapha Sissoko mi xamle ne jot nañu taxawal ab kuréel gu boot ay kàngamu APR ngir gën a ñongal parti bi fileek 2024 ci biir yéene kabi di La Tribune waa parti socialiste ne déet ne njiitu réew mi Macky Sall mënatul doon candidat ci yooyu la woote Abdoulaye Wilane ne ci njiit rawatina njiitu réew war a wax ba noppi ne waqeet ana la mu wax ci biir yéene kabi di Tribune moom Mame Mbaye Niang ne bu sañoon ñetti ñi le ñu dàq leen ci APR muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye Amadou Ba ba ci Mimi Touré ne ñoom ñeenti ñi le waratuñoo jege njiitu réew mi Macky Sall ndax seen bopp dong moo leen soxal yéene kabi di Les Échos ne lenn dong moo soxal Guy Marius Sagna ca kaso gamu ne fala binde bataaxalam daal di dànkaafu ne lu aju ci génnub kasoom ne du ci nangu benn yoon complot ne du ci nangu benn yoon arrangement wala protocole bu camp pénal ne deal du ko ca nangu moom Guy Marius Sagna jot naa yekk lu mel ne xamee nguuruk Macky Sall ne tey ñi sax-saaxe alalu réew mi ña ngay doxi seen soxla te tey ñenn ci askan ku jóg bëgg a diingat njiitu réew mi Macky Sall yóbbu la ndungu siin Guy Marius Sagna ay wax yéene kabi di 24 heures ne dossier gile xaw naa xajamal salon de l'agriculture ga am ca Paris am ña fa jógoon di ñaxtu ngir génnub kaso Guy Marius Sagna coow la ne woon cobboy ba xeexoo di ca am l'évidence ne li am ci dossier yi le jar naa xoolaat muy dossier bu Bougazelli ak dossier bu Sarr njiital leeral askan wi moom Omar Faye ne jot nañu leeralal askan wi li wundu dossier Bougazelli rawatina dossier bu Sarr ndax booba léegi bari na fi ay dossier yu fi jaar te askan wi ba tey xamuñu la ca xew moom Omar Faye njiital leeral askan wi ay kàddoom ci waa Grand Place ne du nangu benn yoon lii di Bougazellisation bu Sarr ne li xew ci dossier Bougazelli warta am ca Sarr waaye li am ci jàngoro ji di coronavirus te ñu ko doon njortal doomu Gambi ga jóge ca Italie wàcc fii ci AIBD yéene cabinet ci saasi lañ ko yóbbu ca hôpital Fann ngir xam ndax ci sari caam indaalewul jàngoro gi di coronavirus suuf su ane ci mujjantel ga googule doomu Gambi amul jàngoro ji di
coronavirus maanaam wér péng la def yéene kaa bi di critique ne coronavirus ak na muy tàmbalee lawee ci àddina gi tax nañu dakkal ci saasi salon de l'agriculture ga doon am ca Paris te waroon a jeex démb ci dimanche gi waaye samedi lañ ko mujjee yemale yéene kaa bi di Stades ne gaynde gi di Ismaïla Sarr yemale na Liverpool won na leen nan la ak naka la gannaaw match ga doxoon ci diggante Watford ak Liverpool te doomu Sénégal bi di Ismaïla Sarr jot ca ràññeeku lool ak ñaari bi yam fa dugal ñu ne deetawaay ñetteelu bii ba paas ba jóge ci moom Stades ne Ismaïla Sarr mi la tax na démb ñu fàtte Sadio Mané fàtte Mohamed Salah foo tourné ci Angleterre benn tour donga ca fës muy Ismaïla Sarr gaynde Njaay mbara wàcc. yow tamit ñu naan la mbara wàcc Abdoulaye Bopp parce que yow tamit kenn gënu laa doon gaynde Njaay alors ñu ndar képpe tamit bi lépp magazine d'information ñu sant tamit di gërëm suñu invité doonoon Mballo Dia moom tamit di gaynde Njaay di doomum Sénégal ñu sa kàddu gu mujj rek. waaw di sargal gaynde Njaay bopp parce que ci raayam bi mu am il faut féliciter bu baax a baax di la féliciter di la remercier aussi parce que jox nga ñu occasion pour ñu wax bu dee nag am na kenn koo xam ni diñ ko wax naqari na ko wala loolu mais wax dëgg rek peut-être moo ñu animé ak fexe ba leeral daal waaye nag du suñu coobaree ñuy wax kenn lu ko naqari wala ñuy mer ak donc indi ay yeneen affaire d'accord mu mel ni kaddu gi leer na ñun tamit ñuy sant di gërëm kii di Modou Fall ak Ajaratu Penda Diallo Gueye nga xamante ne ñoo fare woon si technique bi Seydina Omar Ba ak Ndeye Fatou Ndiaye si réalisation bi Oustaz Assane Diouf si coordination bi ñu bàyyi leen ngeen wëy ak seen programme Walf TV la voix des sans voix.